mbokk yi kon le président chargé de relation avec l'orphelinat Serigne Fallou Ndiaye président bi nga xam ne moo jiite orphelinat bi yor lépp luy jëflante jokkalante mooy Serigne Fallou Ndiaye moom lañ dénk moom lañ def li ñuy wax responsabilité morale maanaam kilifteef kër gi moom lañ ko teg ci loxoom mu war a nekk ki nga xam ne mooy sàmm li ñuy wax idéologie alxidma maanaam alxidma bi nga xam ne ci lañu doon dox booba léegi muy sunu bàkk moom mu war a sàmm li nga xam ne mooy cëslaayam moom mooy assurer les relations avec les autorités religieuses publiques les parents et les partenaires kon moom mooy ki nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne day kàddu day jëflante diggante kër gi ak kilifa diine yi diggante kër gi ak réew mi ñu bokk ñun ñëpp diggante kër gi ak waajuru xale yi diggante kër gi ak ñi ñuy xam ne ñooy ñëw di jàpp ci kër gi moom mooy yore li ñuy wax autorisation d'admission et de sortie des orphelins maanaam képp koo xam ne dafa dugg ci kër gi moom mooy joxe dogal pour nga mën cee dugg ku war a génn itam moom mooy joxe dogal pour nga mën a génn muy xale bu war a dellu ci waajuram gestion du compte kon lépp loo xam ne nii xaalis la nekk ci compte banque itam moom loxoom moo ciy jiitu la massification lépp loo xam ne dafay yokk doole kër gi wala mu yokk ko mbooloo ba nit ñi gën koo xam loolu itam ci loxoom lañ ko teg. Le vice-président chargé de l'approvisionnement et des dépenses Serigne Imam Niang kon ki topp ci Serigne Fallou Ndiaye ñoom ñu dénk ko lépp loo xam ne dañ koy jënd mu dugg ci biir kër gi lu ñu jëlee ci bitti muy dugg ci biir kër gi mooy lu ñuy jënd wala lu ñuy may loo xam ne dugg ci biir kër gi ak lépp loo xam ne dañ koy fay mu jëm ci bitti nga xam ni lu mel ne ay réparation yooyu moom lañ ko dénk moom lañ ne Serigne Imam Niang moo war a teewal Serigne Fallou Ndiaye fépp foo xam ne nii moom moo fa war a teew te xëy na jotam mënu ko wala waxtu woowu mënu fa woon a teew ci loolu itam mooy remplacer Serigne Fallou Ndiaye saa bu ko laajee mu fekk mu jàpp wala ci lu ma doon boobaa moom moo koy mooy nekk ki nga xam ne maanaam moo koy wutu ci loolu moom mooy autoriser et recenser les approvisionnements et les dépenses Serigne Imam Niang kon moom lañ may moom lépp loo xam ne ñu ko war a jënd wala ñu war koo fay mu joxe dogal bi nga xam ne da ko war a yëg ànd ci bu ko yëgee ànd ci rek loolu dañ ko mën a doxal su noppee itam lépp loo xam ne jënd nañ ko wala ñu fay ko ci bitti da ko war a dajale tënk ko ci bataaxal mën koo denc foo xam ne bu ëllëgee bu ñu soxlaa xam kër gi lan la jënd ci bitti ak lan la fay bu boobaa dañ ko mën a xam. faire le rapport trimestriel annuel des sorties financières moom lañ nekkoon sas nañ ko muy def ay rapport ñetti weer yu nekk ak at mu jot ci lépp loo xam ne nii génnub xaalis la jëm ci lu ñuy fay wala lu mel noonu. Serigne Moustapha Diop Koki membre chargé du patrimoine et des dons Serigne Moustapha Diop Koki kon moom lañ dénk lépp loo xam ne day moomeelu kër gi ak lépp luñ ko may ci loolu lañ ne faire la comptabilité des matières et des comptes bancaires kon Serigne Moustapha Diop Koki war naa mën a tënk ci bataaxal lépp loo xam ne day moomeelu kër gi ci wàllu matériel suñ waxee loolu kon lal ci la bokk ba ca biberon ba gën a néew wala kuddu ak lépp loo xam ne day compte banque war naa mën a xam ñaataa fa nekk na mu fay duggee na mu fay génn yépp kon su boobaa lépp luñ ciy laaj war na ci mën a am ay tontu yu leer enregistrer tous les dons en matière et en nature lépp loo xam ne dañ koo may kër gi muy xaalis wala mu nekk matériel itam war na ko enregistrer am fu ñu ko bind foo xam ne saa bu ñu ko soxlaa xam man ko xam inscrire toutes les nouvelles et acquisitions ou sorties de matériel lépp loo xam ne dañ ko jot ci lu bees muy lu ñuy may wala lu ñuy jënd wala matériel boo xam ne demoon na tey jii ba màggat ñu war ko sànni wala matériel boo xam ne xëy na orphelinat moom la ko te soxlawu ko bëgg koo mayaat keneen ko mën a jëriñoo su boobaa itam moom moo ko war a joxe dogal bi bind ko ba ñu bind ko fenn nga xam ne boobaa ko soxlaa xam mën ko xam. faire le rapport trimestriel et annuel moom war na dañu defal rapport ci loolu ñuy wax nii ñetti weer yu nekk ak at mu ne. Serigne Cheikhouna Lo membre chargé du suivi des anciens pensionnaires et de la communication kon moom lañ dénk ngir mu topp ñi nga xam ne nekkoon nañ ci kër gi ba jógee fi dellu ci seen loxoy waajur ak lépp loo xam ne mooy kàddu kër gi ci loolu ñu ne disposer du fichier des anciens pensionnaires kon moom sas nañ ko mu am listu ñi nga xam ne new nañ ci kër gi ba dellu ci seen loxoy waajur bu ñu waxee liste boobu nag kon kañ la xale bi juddu kañ la duggoon ci kër gi kañ la fi génn
ndax mas naa dem hôpital lépp luñ bëgg a xam ci nga xam ne new na ci kër gi ba jógee fi rek war na am benn bataaxal boo xam ne loolu lépp da cay nekk. Effectuer une visite à domicile au moins une fois par an xam nañ ne kër gi kat ñi fi nekkoon ba jógee fii dañoo war dem di leen seeti waaye nag comme jot gi xaw na manqué moom dañ koy sas te xale yi xaw nañu bari itam te jotam moom itam du ko may dañ koy sas lu mu néew su ko mënee at mu jot donte benn yoon la sax mu seeti xale yi ba ci seen biir kër loolu nag jotewut ak dara li nga xam ne ñun suñu bopp ku ci nekk war na faa mën dem seeti xale yi ak di leen nemmeeku ndax xale yooyu dañ leen di topp ku ci feebar wala nga war a faju itam boo dikkee orphelinat bi ci ni mu waxtaanee ak hôpital yi ci aw turam ngay jaar mën a dem faju ci hôpital lu mel ne Ndaamaatu wala Matlaboul Fawzeyni te doo fay dara xale yooyu itam at mu jot jotewut ak liñ leen di woo at mu jot ñu ñëw dafa leen benn feet neexal leen kon daal dañoo bëgg rek ñi mbokk yi leen jur yëg ne ñi ngi ñëw di leen bàyyi xel. Faire l'état des lieux trimestriel des anciens pensionnaires bëgg nañ itam moom kon ñu sas ko ñetti weer yu jot mu wax ñu ñi fi newoon ba jóge fi dem seen kër waajur ci nan la ñu nekkee ndax ñi ngi feebar ndax ñi ngi dund ndax ñi ngi jàng ndax ñi ngi wér ak ndax ñi ngi solo bu baax ndax ñi ngi lekk bu baax ndax ñi ngi leen di yar loolu lépp bëgg nañ ñetti weer yu jot ñu mën cee am ab xalaat bu leer ba ku ci bëgg a xam dara mën ko xam. Communiquer sur le programme et les activités de l'orphelinat kon moom lañ sas itam muy wax yëgle ci lépp lu jëm ci programme orphelinat bi ak lépp loo xam ne moom la ñuy def nga xam ne saa su toll daal lu ñu war a xam ci wàllu yëgle ak lu ñu nit war a laaj bu ko laajee man cee ton fait le rapport trimestriel et annuel ñu bëgg nag ci liggéey boobu ñu ko sas lépp ñetti weer yu nekk mën cee génne benn rapport ak at mu jot. Docteur Ousmane Gueye membre chargé de la santé, de l'environnement et de la sécurité kon moom niñ ko waxee moom lañ sas lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram xale yi seen dëkkuwaay bi ci wàllu anam bi ak lépp loo xam ne ci wàllu sécurité la ci loolu moom sas nañ ko mu organiser benn bureau boo xam ne médecin bu ñëwee war faa mën a consulter fekk fa lam soxla lépp dresser une liste de médicaments essentiels war naa defar liste garab yi nga xam ne moom mooy li mënta ñàkk ci gone ñu mën a am liste boobu su ko defee lu ñu ci mën a jënd wala ñu may ñu ko ñu mën koo yor foofu ci kër gi def ko ci ay benn armoire boo xam ne su nit bindee ordonnance wala bu ndikkee li ci ëpp dañ ko mën a fekk foofa ak garab yoo xam ne su feebar bettee xaaju guddi comme xale bu yaramam tàng ak yu mel noonu dañ mën a dem foofu jël fa loo xam ne xëy na mënees na koo jël jox gone gi te du laaj docteur di ko bind lu mel ne paracétamol. war na itam organiser ba nga xam ne dana ku fay jaar tout le temps benn médecin pédiatre boo xam ne tout le temps dana fa di jaar donte benn yoon par weer. war na itam def li ñuy wax état des lieux de l'hygiène maanaam wax kër gi fu mu toll ci wàllu cet ci wàllu dëkkuwaay bi cet ci wàllu nit ñi fay liggéey cet ci wàllu gone yi cet ci wàllu matériel bi cet ci wàllu nañuy toggee ak nañuy fóoteeg lépp. war na itam def bilan xool ci wàllu sécurité gu jëm ci xale yi sécurité gu jëm ci wàllu est-ce que am na rabu àll yu war a mën a dugg foofu te duñ ko yëg ak yu mel noonu sécurité ci wàllu lépp loo xam ne mën naa gaañ gone lu mel ne ab fenêtre wala fosse boo xam ne daal waru faa nekk yooyu war na ko saytu. Les conditions de vie nañ fa dëkkee itam dëkkin woowu itam nan la mel ndax climat ba baax na saal yi ni ñu ko organisé baax na ndax ngelaw li muy dugg ak génn baax na ak itam wàll xool ci wàllu sécurité boobu toujours lu waxtaan ñu mel ne waa sapeur pompier ak waa service d'hygiène pour ñu jox ñu seeni xalaat. Assurer une formation continue de nourrice mooy fexe ba ña fay liggéey di ay jigéen yu saytu xale yi ñu mën a continuer di leen former ndax former woon nañ leen waaye war a continuer toujours di leen former surtout saa su amee ñu bees wala saa soo xam ne am na feebar bu bees bu feeñ ci dëkk bi. Faire le bilan annuel de la prise en charge sanitaire des orphelins, de la sécurité et de l'environnement ci loolu tam sas nañ ko muy def bilan ci wàllu fajum xale yi ak lépp lu jëm ci wàllu sécurité ak anam bi ndax xam nga ne Kër Maam Jaara dafa am partenariat ak lu mel ne hôpital Matlaboul Fawzeyni ak hôpital Ndamatou ak yenn poste de santé yi ngir xale yi fa jógee ñi mën leen faj gratuitement ñi fay liggéey sax yokk nañ ko ci ba nga xam ne hôpital mel ne Matlaboul Fawzeyni am ñu may ci ab nombre boo xam ne mën nañ leen di faj te duñu fay kon at mu jot war nañ ci def bilan boo xam ne dañ koy tasaare waa orphelinat bi am ci barab yi jëflante ñu lu mel ne hôpital itam man cee am.